mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi am tey benn gan bu ñu ñëw seet si di Babacar Dieng nekk rappeur mu am loo xam ni daf ko dund ci biir réew mi ak ay takk der xam naa rek dinañ yaatal léegi ci waxtaan Babacar ñu ngi lay nuyu. waaw ñu lay sant waaw maa ngi nuyu c'est kii Pape Maguette bon sama tur dëgg-dëgg Serigne Babacar Dieng la. Je suis rappeur journaliste bon. mën nañu wax sax bañ a wax journaliste nañ wax contributeur. contributeur waaw de la presse en ligne. boo tapé Serigne Babacar Dieng site bu la neex wala sur Google. di nga gis article yu nekk di nga ma ci di nga gis loo fa gis daal Serigne Babacar Dieng xamal ne maa ko bind. bon par à tous modestie nag quoi mais lu tax ma ñëw fii. voilà mooy li tax nga ñëw fii tey. dafa mel ni ki dafa am loo xam ni dund nga ko. waaw ak yoon. léegi mën nga ñu wax li nga xam ne dund nga ko te mu naqari la fan la commencé. ak coow li naka la demee. ok bon li ma fi ma commencé mën naa wax ne police. ci police ñoo ma ko teg waa police bi nag li may wax ni dafa toll ci contexte bu nekk moo tax may wax bii. mais am na yu ko jiitu. yooyu noonu bu ma ko waxee damay brouiller nit ñi. mais damay yaakaar ne man bii bu ma ko waxee rek doy na pour indi yoo xam ne ñoo sabab ba ñu agsi fii. parce que contexte bi mooy Cheikh Niass. Cheikh Niass gaañu na ci biir prison Babacar Aba Mbaye bu nekk parti socialiste keroog invité nañ ko je peux citer télé bi. jàkkaarloo mu wax benn ba wax ne jamais mu ne c'est resté là parce que dañ ko jàpp tout nu ñu devant des inconnus. billaahi wallaahi taalaay. dama jooy. te billaahi wallaahi taalaay. li may wax nii. su fekkee amul yàlla naa torox. expliquer ñu sa problème bi. sama problème. man ñu ma xamul man maay magu rakku jee mosku ñu bëri xam nañ ko Dakar. man maay rakku jee environnement professeur Lamine Gueye la jàngale ba retraite. cerise sur le gâteau sama mag gendarme la Até Diallo muy Ahmed Tidiane Diallo. fële ca camp Samba Jéeri Diallo. gis nga bu fekkoon mu ngi dund tey. billaahi du ma ñëw Sénégal wala après laa ñëw Sénégal. parce que ba may jógee fële ca police ba dama leen wax ne la tey jii coow li moom c'est la police contre la gendarmerie gis nga policier bu ma entendre dafa ne yow booy yow est-ce que wér nga est-ce que xam nga li ngay wax. léegi nga ñëwaat ci coow li lan la exactement. voilà pour ñu comprendre ko. voilà coow li. man rappeur laa woon ma génne man maa génne son ñoo doon toog di naan ataaya bu Ismaïla Lo. y a beaucoup de reprises. man maa ci dàqale te Ismaïla Lo ci boppam moo ma ko wax. billaahi wallaahi taalaay. ma am ci fierté loolu. am ci mu doon sama carte d'identité tey jii rappeur bu ma tasee rek su ma nee ko man maa def son reprise ñoo toog naa ataaya rek mu ne yee loolu rek carte d'identité la. même bu fekkoon hip hop bu demoon ba 2024. 2045 sax. bu ma nee maa defoon loolu rek man. tàkk naa ba léegi da nga doon liggéey nga am ak. léegi ak police. léegi ma ñàkk lu ma génnee ay son. moo ma dugal ci gardiennage en 2006. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 bon je pense que 2014 wala 2015 2016. lan ma affecté Sénélec Thiaré li may wax nag ñi ma war a tudd nan ma baal mais histoire boo ko raconté wul nu mu demee. damay nit ñi duñu comprendre. te ñooñu tamit bi dara tooñ ñu ma mais dañoo bokk ci histoire. dañoo bokk ci histoire te maa ngi jéggulu ci nu ma leen tuddee peut-être ñoom du leen neex mais su ma ko waxulee. man dama nekk ci presse en ligne fi mu ne nii. toog sama rédaction di souffrir à chaque fois ñu jàpp Guy Marius Sagna dugal ko ci fourgon te man dugal nañu ci fourgon ci jaay doole. léegi naka lañ la jaayee doole. waaw léegi. foofu laay expliquer. parce que nan ma baal rek il faut que may def ay transition pour ñu comprendre. waaw il fut un temps gars yi dañ doon toj bus yi. dañ doon toj bus yi. waaw maître Moussa Diop. jëloon ay gros bras yu takkoon ay lakos yu ñuul. amoon logo Dakar Dem Dikk bi. daan si Dakar Dem Dikk daan nga gis 3 à 4 personnes yu dugg ñëw pour xëbal potentiel. casseur assurer sécurité quoi. waaw pour potentiel casseur yi rek. parce que gars yi dañ doon toj kii bi. léegi boo demee poste Thiaroye instant yi temps yi dafa nice. entrée bi bu njëkk ba waa Sénélec dañoo permettre woon tout au long du mur permettre kuy jaay ndékki kuy jaay añ kuy jaay reer kuy jaay café kuy jaay xawsa
ñoom ñëpp ci mur bi. léegi jour boobu nag chauffeur Dakar Dem Dikk foofu dépôt la quoi dépôt Dakar Dem Dikk dañoo doon plaindre ne foofu dugg bi day metti ñu it plus de 25 billaahi wallaahi taalaay plus de 25 gros bras ñëw militaire ñëw jëlee leen fa. comme man dama amoon benn collègue bu ma doon liggéeyal kooku moo ma mag 60 ans lay am et quelque muy tudd Omar Dia maa ngi moom ñoo doon permuté mais moom dañ ko doon wax grand Dia mais comme man rappeur la xam nga rappeur calli bi nii cër bi duñu la ko jox parce que rappeurs yi bu ñu yorul da nga leen di jox kii ak gardiennage bi xam gardien rek. nu boobu yow yaa ngi garder. maa ngi garder ci Sénélec bi waaw. bokkoo ak gros bras yi. bokkuma gros bras yi déedéet boobu ñëw dama ko fekkee moo tax ma lay expliqué nii léegi jour boobu maa monté maa nekkoon faction léegi ñu kii leen saa ñu ñëw laaj ñu ma ñu ñëw ci portail Sénélec parce que am na côté poste courant bi am na fu yaatu ñu def ko genre luuma marché jeudi man maa ngi woon ci biir gis nga ak gardien yu may seetaan mën nañ seede loolu maanaam bëri na ay gardien yu nu dàq ay visu yu nu dàq parce que benn waay moo ñëw gaare foofu rek fay otom dem inspecteur bi ñëw fekk ne gardien bi doon nelaw te pourtant gardien yi mënoon na dem tuuri ndox mënoon na dem def benn besoin ndékki añ reer ñu dàq ko ci noonu wala ñu jëlee ko foofu mais ba ma génnee gis loolu ma xam ne kon ñii dañ jàpp ne man muus laa moo tax du ma leen def dara parce que bu fekkoon ne billaay je suis sûr que bu doon Omar Dia la day ñëw ne ko grand Dia dañoo jënd sunu matériel ba pare dañoo nar a yàq sunu lu nu war a jaay day seey dañuy nar a perte quoi kon doo ñu may fii ñu koloo jaay lu nu kii comme defuñu loolu ma génn attaqué ñëw comme bay à l'image de ku tàng ku chef ku gaynde quoi ñëw ne leen ay jug leen fii nangam fekk am na koo xam ne ci làmb yi loolu dama ko fàtte woon wax kooku jarbaata Ablaye Wade la loolu nag li ma lay wax ni leeruma mais loolu ma ko wax moom lan la woon ci gros bras yi la déedéet kooku raa de Sénélec la dama lay wax histoire am bu ndaw ñoom ñoo ma ko wax loolu nag c'est à vérifier ñu ne ma Ablaye Wade ba mu ko woowee palais dem na foofu mais ba mu ko laajee dafa ne ko mu may ko paasu Italie ba mu demee Italie dañ koo refoulé ba mu ñëwee xel bi Lambert léegi si la ba mu nekkee nit si la commencé ñëw ci raa bi di def ay dilam bëgguma wax ay wax yu ñaaw quoi def ay dilam yow mën nga ñu wax sa problème exactement rek waaw léegi jour nga dem ba police jour boobu nag moom ci boppam dafa am numéro suñu contrôleur Mamadou Ba léegi ba mu ñëwee jour boobu chef d'agence baa ngi fa woowul sama benn supérieur agence Sénélec yaa ngi foofu woowuñu benn supérieur yow koo xam ne mooy raa maanaam yow la fa réer buñ koy seet bëgguma yàq deram buñ koy seet duñ ko ci génne mu woo Mamadou Ba sëñ Babacar Dieng mu ngi déconné Mamadou Ba jigee Sénélec si Kambaaw jël taxi ñëw gaare yow boo ñëwee fekk sa élément di xuloo di xeex doo ñëw taxaw ci wetam doole ko mais mu dem taxawee ne ci portam ne mais sëñ Babacar Dieng fii comme son enfant te jour boobu amoon naa contentieux ak société bu ma doon lekk parce que je touchais 55 000 te gars yi amoon na koo xam ne un certain Konaté moo waroon ci kii bi yëpp def pétition pour gars yi yokk léegi naka ngeen def non foofu c'est important may ma tuuti rek foofu laay daaneel rek ba pare doo ko dem maanaam pétition bi dañu doon wax pour ñu yokkal ba ñu yokkee première vague deuxième vague troisième vague bi ci laa waroon bokk ñu arrêté Konaté boobu dama ko mere ba léegi parce que sinon waru woon ñëw di jël sama signature pour xeexee ba d'accord comme nag léegi nag ba ma woowee Mamadou Ba ba mu dugg see dafa ñëw ne ma sëñ Babacar Dieng fii ma dugg si ne ko Mamadou Ba yaay sama supérieur yaay sama contrôleur mu ne ko waaw ma ne maay sa gardien ma ne ko waaw ma ne ko bàyyi naa mu insisté ma ne ko damay nangam tànde bàyyi naa mu jaaxle mu woo Luque sunu ressources humaines mu ne ko allo Luque sëñ Babacar Dieng mu ngi may ki saaga ma ne ko comme wax na saaga du ma ci delloo mais préparé leen sama salaire maa ngi ñëw génn dekkoon ne jël tëndi bi xam nga def bambu laa quoi def lu ma neex le lendemain ma ñëw ñu renseigné ma ne ma saaxo jarbaatu Ablaye Wade boobu moo ma boole ma nekk de quoi je me mel moom mooy kan ba may boole ma rëbb ko nag comme sa salon xool gauche xool droite ci garage bi rek dafa am ay garage foofu rek gis ko muy calli di ñëw calli di ñëw ba ma taxawee fixé ko xam na ne moom laay xaar mu waaf léegi mu vérifier pour mu vérifier mu waaf ci café bi Dadis am na benn café bu jaay Dadis xamula tudd mu jaar jënd café ma ñëw fekk ko fa ñëw sexe parce que dama joué film ko xam naa naka lay tiitalee nit ak yooyu ma def nii yëngal sama bët yi nii quoi ba si yàgg ma ne ko yow mën ngay boole suñu contrôle ma ne ko tey laa lay boole malaaka moom ti tey rek mu yuuxu
ba mu yooxoo quelques 30 minutes 15 minutes mooy keneen ku ma doon montel mooy paa bi. dafa am beneen xarit bu nekk benn société man Scorpion laa nekk am benn société bu tudd Bessi ñoom ñaar ay vétéran la xam naa ñoo bokkoon armée ak yooyu ñu toog ñuy ataaya. quelque temps oto fourgon bi taxaw si buntu kii bi. ñu dugg si na ma yaay xalifa bon sëñ Babacar Dieng ak xalifa bi. waaw benn quoi ñoo ma yaay xalifa ma ne ko waaw. mu ne ma bon kii nee na da nga ko génnal jam quoi paaka ma ne ko ban paaka gars yi ñoom kii commencé ñam jaa ak kii grand bi oh fàtte naa sax turam ñu wax commencé négocier ma ne non les bàyyi leen nu ma obtempéré noonu moo tax kenn mën a tuum ma dugg ci oto bi ci fourgon bi ñu boole ma ak ASP ñaari policiers yi nekk ci kanam oto bi. fourgon boobu lan lañ ay policiers lañ. policier la ak ASP. ak ASP. ASP bi laa nekkal ci ginnaaw. ñaari policiers yi nekk ci kanam. ASP bi ñu commencé wax. police ginnaaw raay waxuma nag ndax ba léegi actuel commissaire bi la wala jóge na fa man kooku lijjantiwuma ko ki ma lijjanti mooy saaxo parce que saaxo bu ma ko lijjantee rek dina ma wax ban commissaire la woo parce que sàcc ku dul sàcc bu dul rëcc jaru yàq say nelaw maanaam ñëpp ñu ci taqee dina ma ko wax après nga dem police léegi dégg ci yoon bi sa waay laaj ma ASP bi laaj ma ba ma laajee ma expliqué ba si yàgg mu ne ma non li injustice la dama koy bañ buñ la waxee rek ne ko génn ma jam ma ne ko génn ma jam bay yenn jam ba ñu wàccee benn policier bu mel ne kaña ngeen baal ma ci wax bi mu ñëw di ñàngal ma ñëw ba si kanamam def nii gis nga boo tooñoo da ngay am fit comme man tey ñu ma am fit ku ma gëmul nag baax na ñu ma teg dof baal naa leen mais comme léegi nga dem police ma dugg ba ma ñëwee dugg taxaw fekk ñaari cellule la bu ginnaaw raay sud ba ma ñëwee y avait 7 bandits parce que lu tax ma wax 7 bandits ñoom ñëpp ay gain man toxicomane ñu dem ba may dugal foofu ñu xool ma nu ma cliné ñu dugal ma ci benn bu vide bi ma leen ironiser de ma leen non bàyyi leen fii ñu ne ma non fii ngay dugg may ironiser de ma ne ñu ne fii lay dugg quelque temps ñu ñëw ne ma bon comme dimanche la inspecteur kii bi commissaire bi nekk fi da nga fiy fanaan ba suba au nom de quoi pas Maguette au nom de quoi lan la def yow pas yow di nga nangu ñu ne la police ñëw rek ne la sëñ Babacar Dieng moo ne la da nga ko génnal jàmm rek ñu jël takk rek yóbbu tëj ba pare da ngay xaar ba suba pour gisante commissaire kooku golo la ñuy def loolu mais nit dëggantaan njaay boo xam ne ñoom ba ñuy tëj gardien lañ tëj mais man rappeur laa tëj te rappeur laay doon ba dee je rappeur parce que lu tax ma lay wax ne rappeur bi moo tax ma mën a bind article sax journaliste te bi nga ñëwee ci police bi amul kenn commandant wala kenn ku la on m'a pas notifié gis nga lu ma doon gis ci film yi gis nga lu ñuy gis ci film yëpp dara amu ci maanaam salut sëñ Babacar Dieng noo tudd foo dëkk ak loo génn ak maanaam dara billaahi wala da nga ñëw rek ñu tijji gris dugal la ñu tijji gris bi dugal ma billaahi wala taala am beneen gaañ benn policier bu tudd Thiat bon Thiat sur mon ba ma ko expliqué ma ne ko xoolal tapel ci YouTube question polémique question avec S polémique avec S mu gis sama benn émission YouTube ma ne ko tapel journal de l'Intos mu gis sama émission léegi ba ma ko tourné mu xool ma xoolaat kii bi quoi mu ne non y a quelque chose am na lu ko raté quoi maanaam mënul gis après que wax naa ko ni ko ñëpp xool bi quoi mënul xool vidéo yu casé yooyu fekk waa yoo xam ne casé wul quoi mais casé boobu dañ ma war a laaj lu tax man ma dérangé wu quoi parce que déjà man instant boobu sama moo ça n'a fait qu'un seul tour parce que je me suis dit que li ma dal nii koo xam ne man ma gardien moo censé jàpp sàcc koo xam ne mooy raada sàccu Sénélec di ma coffre non loolu billaahi wala taala man je me demande sax ñiy taal seen bopp sax du loolu moo leen taal parce que yooyu ma lay wax noonu boo ma Pape Maguette yow boo ma mënul comprendre kenn du ma comprendre soo mënul comprendre loolu parce que am na ñuy wax naan non garde à vue rek loolu dara parce que da nga jàpp ne man du ma dara fii kenn gënuma fi kenn mais kenn gënuma te ñépp ñu ma teg dof baal naa leen ci xol bu sedd guy fu ñu taxaw nii fu ñu ko téye nii maam samay rappeurs yu sama moroom rappeurs yëpp dan ma off sama moroomu ñu ma bokkal bon kuréel du ma wax ban kuréel diine dan ma off sama moroomu waa kër sax sama waa kër xam lu gën a metti sa waa kër sax loolu lan la jàppee maanaam mbedd mi sax lu ñu jàpp ñoom jàpp nañ ko mais anyway yow lan lañ la jàppee Babacar da nga xaw a manqué maanaam Babacar dafa xaw a dof léegi xam nga lu ñu jàpp parce que yu may def la maanaam nee naa la su ma taxawoon jour boobu ci biir case bi su ma doon taxaw maa ngi doon biir di yëngal comme un rappeur américain bu nekk ci case bi mais man je savais que su ma saaga den tijji giri bi fekk ma foofu dóor ma ay livre ba ma nooy je l'ai pas fait lu def ma ko on m'a dañ ma nëbb jant bi arbitrairement
pourquoi mënu moon kii pour corser sama cas déedéet mais li ma mënoon jëmbale yooxu def fii jooju xam nga te li ma ci gën a métti durant tout le ci ay ASP ñoo ma doon toppatoo ay ASP maanaam man daal dan ma jàppee benn chiffon quoi maanaam tey ji bu ma defoon sax fautif sax man je me ree benn policier boo xam ne moom laay fay samay taxe samay impôt mu traité ma ba may génn billaahi un ASP moo jël samay empreinte digitale mais tu t'es senti maltraité tu t'es senti lésé tu t'es senti yow da nga senti ne dañu dugg ci sa biir xol xam nga yàq sa xel yàq sa xol daal loolu nga sentir quoi. merci beaucoup foofu dañoo xotti sama carte d'identité maanaam loolu ñu def noonu depuis jour boobu laa waaw nekkatuma sénégalais depuis jour boobu respecté tuma police billaahi wallaahi taalaay même couvre-feu bi nii à n'importe quelle heure laay dox te bu ma tasee ak policier bu ma xoolee je suis censé avoir peur di kot mais su ma taxawee xam nga lu muy jàpp ndeysaan day jàpp ne waa ji wérul parce que haine bu ma leen haine sax xamuñu ko gis nga buntu rond-point Sandaga dama fay taxaw di yooxu lion def li ma neex malgré li ma neex noonu am na ñu ma jàppee dof de mais policiers yooyu am na yu tàkk sama kaw mais la moo tax ngay dem ba rond-point Sandaga di yuuxu yow yaakaar policier yi yuuxu loolu kañ kon bu ñu lay tuumaal ne Babacar sa xel mi daa dem kon ça veut dire que waa bàyyi ma ñëw Babacar xel mi neewu fi merci beaucoup xam nga yow journaliste j'aime bien ces questions waaw tey ji nam si yàlla Cheikh Niass bi benn yaafu sax la def mooy kenn xamu ko bu fekkoon Guy Marius Sagna moo gaañ moo dee dëkk bi tàkk na grand Sénégal moo am 2 poids 2 mesures tey ji ñu ngi naan Guy Marius Sagna ak moo ma ëpp nag taxawaay waaw du ma taxal mukk lu mu def moo Abdou Karim ak yooyu ñoom combat citoyen la mais man li ma doon def dama doon job dans l'exercice de ma fonction lan ma toroxal bokkul bu ko boolee bu leen ko boolee ñële lu ñuy xeex masse tout un masse la te kenn waxu leen kenn yablewul ñoom ñoo autoproclamé dañuy xeex mais man dama doon liggéey pour dundal sama njaboot parce que heure boobu loolu ma acte boobu ma def pour jëlee fa ñooñu billaay su ma nooyoon tuuti Mamadou Ba tel que je le connais day ñëw ne ma sëñ Babacar Dieng yow yaa bàyyi ñuy taxaw yow dama la fi jëlee et après damay ñëw naan leen yéen a tax ma jóge fii yéen a taxal kon yow loolu bi muy xew yaa ngi woon ak soxna ak ay doom aw ma soxna aw ma dara soutien de famille xam nga la moo tax parce que ku ñu jàppee ne réputation dafa crazy da lay ragal gel yi jantal la am jantal mais Babacar nga baal ma de comme li ñuy wax noonu dafa crazy xel bi dafa dem dafa dof dafa am lu traumatisé wala boog yenn saa yi di nga jékki-jékki génn gaam wala sa xel mi dem wala daal xam nga li ma la expliqué waaw wala yow loolu noonu moo la traumatisé actuellement nii dama lay wax ne la xam ne xanaa kay lu ma la wax du dañ waaw policier gis nga benn policier taxaw na ma doon rab ponti di rab yéen a ngi déglu rajo télévision kuntu këntër les kiis ñu dëkk ak yéen ci xibaar yi bisimilah ci xibaar dëgg bëccëg bi fële ca banlieue ba askan bu fa yeewoo amatuñu fu ñu dëkk ndax gis nga loolu de wax naa ko ba mu jeex benn soltani nag di rab moom mu toog il se permet policier boobu de il se permet woo central ñu woo ma pour ma coffrer au nom de quoi te kooku xaw ma ko man ñooñu dama leen bëgg xam maanaam ñu may toroxal dama leen bëgg xam mais lan moo tax nga am problème ak waa police quoi waaw da ngay jàkkaarloo ñoom di leen clash wala di leen wax lu tegginewul parce que gi dégg naa la nga wax léegi dem ba rond point Sandaga di zëmbalee di déconné foofu am lu mu la foofu bi mais Babacar loolu borom xaar dama lay expliquer rek billaahi wallaahi talaay du ñëpp de am nañ ci policier yi am na ñu jàppee ne waaye dafa am problème mais dama la am na ñu may tenir tête ne ma booy jugal fii xam nga nit boo koy menacé c'est parce que jàppoo ne dafa dof xaw ma ndax yaa ngi may comprendre yow da nga leen di provoqué wala da nga leen jàppal en ba leen di provoqué wala xam lenn da xam naa ko su ma taxawal di wax naan policier moo fi dàq sàcc du ma ko fekk waaw su ma nee policiers yi sont des corrompus du ma ko fekk boo ko saagaa doo ko fekkee waaw est-ce que dama fay boo dóoree doo ko waaw est-ce que dama fay comprendre bu doon wala ma jël sànni auto police mu toj pare-brise du ma ko fekk yooyu yëpp mere naa leen lool waaw léegi taxaw jàkkaarloo policier di zëmbale waaw xam nga la am nga tey leen en wala muy patron muy keneen koo xam ne mu ngi ci kaw ñoo lu ma gën a bay mooy ngay fecc ci kanamam di cëlli moom dina ko leer na doo mës a ñëw ne ko facture courant ngi nii facture ndox ngi nii parce que du ma la may nga naan ma booy du ma lay joxe ni parce que keroog fii yaa ngi ñëw di ma fonto du dëgg la wala dëgg c'est que dafa am technique de fayu
li may def. technique de fayu la. waaw maanaam. Babacar yaa ngi door a ñëw. da nga am technique de fayu booy fayu quoi en la boo leen jàppal quoi. xam nga su ma nekkoon di saaga dañ naan waa ji wérul. nu ma ko mënoon mais ba tey yii nii ñu ngi lay jàppee ne wéru ba tey ñu ngi la koy jàppee. xoolal wuy ma li ma lay wax ni kay. xanaa kay leer na maanaam j'ai essayé d'être lucide gis nga li ma lay wax ni j'ai essayé d'être. j'essaie d'être lucide sax. tu essaies. waaw parce que dama lay wax ni sama tey j'aurais aimé. ma toq rongañ. mais ñëw ma fii pour pleurnicher man li ma lay wax nii. mooy tant que man j'avais le choix. ma toog sama bureau maa ngi sama rédaction. ma toog sama bureau à chaque fois ñu ne Guy Marius Sagna jàpp nañ ko dugal nañ ko ci frigo. loo ci bëgg a bind nga mu ñëwaat mu nekk ay boucle. dans ma tête. ok est-ce que je me fais comprendre. traumatisme la kon. non man loolu Babacar nangul traumatisme la. da nga am traumatisme dañ la traumatiser. non déedéet maanaam dama am impunité. parce que loolu moo la traumatisé mooy loo xam ne dafa des sa biir bopp. parce que xam la ma tax waxuma ne nag da ngaa dof de. non xam la ma tax traumatisé laa wax. je te jure que danaa la xam fu ma commencé la wax. sama mag aate yàlla bu fi nekkoon. faj na sama ronga. faj na sa soxla. parce que policier bu fekkee policier sañ ma def dara su ma ko boolee gendarme même bu ko tëjul sax dana ko wax ne ko gars yi présenté ko. ñu teg ko ci yoon. teg ko ci yoon. man xam lu ma gën a métti. lu tax ma sax ngay wax traumatisé man ba may nekk xale. samay grand mën nañ seede loolu. lu ñu war a wax dana ma yow boo demoon armée inspecteur bi dana la yow bu jarul ngay sonn jël naa la. mais j'ai jamais voulu. parce que bañkat nga. déedéet parce que. jàmbaar loolu du woon option man rab laa gisoon quoi rab fii. waaw léegi Babacar léegi problème bi nii yëpp discuter nga ci ak say proches yu nekk sa famille. xam nga déggoo ma ne. ala lu ci gën a garaaw. ci guddi ga. samay waa Sele rek ba ñu ñëwee dama leen xam sama papa dafa gaañ sama yaay dafa gaañ. mais dama leen ñaan dama leen supplier na leen ngir yàlla yonent bi bu leen ko wax sama famille. xam nga la moo tax. bu ñu ñëwee sax mën nañ corser sama dossier xam nga lu ñuy wax dañuy ñëw naan leen ndeysaan bopp bee dem yaay mooy nii yaay mooy la fekk ba léegi ni àll kalaj gi lan waxul. maanaam ba léegi ne yow sax dama bañ nga perte maanaam un sàcc billaahi wallaahi taalaay day sàcc ay fil day gis nga pot lampadaire ginnaaw raay yëpp. dama laaj ku leen ko jaay. yaa ngi waxoon doo ko tuumaal. il faut nga comprendre ne. pour ñu mënul comprendre li may wax. nañ jàpp ne rek. un gardien moo censé jàpp kuy sàcc. pas sàcc jàpp gardien. mais pas sàcc jàpp lu gardien. maanaam ku mën a comprendre jeu de mots boobu rek. mën nga comprendre sama histoire. jeu de mots boobu dafa am ñaar yoo xam ni moom moo xew. waaw ci li nga expliqué nii yëpp. sàcc. jàpp gardien bu waroon jàpp sàcc. waaw deuxièmement bi nga dem police dund fa lu la naqari. ñaar yooyu noonu moo ñëw. yooyu moo la naqari. waaw mais nag dama lay wax. bu ma nee dafa dund naqari. on m'a privé ma liberté. mais jox nañ ma gis nga je te jure que am na policier yu baax ba tey. oui bien sûr. la preuve am na la preuve billaay wallaay taalaay xam nga ñoom dañ leen touché ay añak yooyu. man dañ ma doon beral man sama lekk. gis nga am na benn policier boo xam ne dafa ñëw mu ne ma am dóoral lii ma ne ko non ñii nag mu ne ma waaye ñii ay wagala dóoral lépp. soo ko mënee. kooku nekkul ku bon. waaye bu baax la borom baax la. dama ne policier billaahi daf ma jox boolu lëmb ne ma boo ko mënee dóor ko parce que gis na ne ñee nekkuñu si yoon bi. man ba ma ko expliqué ak keneen ki. ñoom comprendre nañ ma quoi. c'est normal maanaam c'est normal gis nga ñu ma teg dof may naa leen ko. mais li ma dund ne jugez pas man li ma dund boo ko dundul mënoo ma juger. ak ni may def pour maintenir sama colère boobu. mënoo ma juger. tey jii su ma demoon nag buntu palais taal sama bopp xam nga ñuy génne dossier médical il ne jouit pas de tout ce qui man expression boobu ni ma ko bañee. faculté mentale. ni ma ko bañ ni mu gaawee bind il ne jouit pas de ses facultés mentales. fekk loo xam ne mu ngi lay shine maanaam chaque jour nga gis. fourgon oto mu ngi lay gis yaa ngi gis fourgon oto. fourgon kii chaque jour policier taxaw sa kanam gis nga benn jour dugg naa Colobane. dañu taxawoon côté RTS aw ma oto ma dox noonu ba dugg ci marché Colobane bi ñëw policier bi arrêté ma xool ko mu xool ba suuf ana sa papier ma génn billaay xefuma man je suis sûr que lu tax tiituma moom moo tax mu bàyyi ma. parce que déjà je suis censé avoir peur mais mënutuma am peur. billaay ça veut dire que amatoo looy ragal ci police. dama ko gisul sax xob la. billaahi wallaahi xob. kan xob la. ñoom policiers yëpp laa xob ay xob laa la gis maanaam je te jure que ay taalibe ci yow quoi ay taalibe yu dox sax laa gën a ragal billaahi wallaahi taala
ndax la li ma lay wax ni c'est pas pour lu ko indi parce que li ma lay wax ni ça blesse chagrin bi nga am la moo ça blesse toute la population xam nga je pourrais emprunter l'expression de Bougazelli en disant j'accuse Abdoul Aziz Mbaye j'accuse toute la gendarmerie ma ne mën naa la j'accuse kii policier nangam et toute la police nationale je pouvais le dire mais Sénégal 2 poids 2 mesures la su ma ko waxoon sax dan naan ma booy moo réew pourtant nangul nañ ko Bougazelli loolu noonu sax samay colère la tey jii Cheikh Niass bi nii dana naal Bougazelli kii Guy Marius Sagna bu deewoon billaay Aly Ngouille Ndiaye moo astafurlah Antoine Diome ñenn ñëpp kenn du féex di leen génn lu leer nañ ci kaw table tey jii bu ma déggee ñuy wax revue de presse ñu naan leen autopsie bi tey leen koy xam quelle lenteur administrative quelle lenteur mais c'est que dama lu maas rappeur lu mu wax ci postom dama ko gëm parce que policiers yi dafa am yenn zone yu ñuy agiré lu mu leen neexee mais ay point ay almadi non kenn du fa malmené ay citoyen mais ñoom ban may tëj dañ yaakaar ne peut-être côté boobu laa dëkk man Kastoor laa ju waxuma ay kii de bëgguma ay clivage ne damay xeeb waa ginnaaw raay de non xam naa comme mais man Kastoor laa jógee nekk boy town da nga wàcc nekk boy town ñu tuddee ma rek rappeur ñu tuddee ma le successeur de Dip Doundou Guiss loolu ba paree dama lay jox ay kii parce que yooyu yëpp day nekkaat ci biir commentaire. mais instant yii nii Babacar léegi lan ngay def nii actuellement. maa ngi ci benn rédaction. journaliste. maa ngi def rédaction léegi man j'avais le choix. toog di exploser di fuur ba benn jour ma exploser. nga exploser ñi nii naan nag wax dëgg réellement ñu ngi doon laam naa mais dof nag doful mais moom bii moom diplôme baa ngi nii. wala man ma ñëw wax lii. li may wax ni je te jure que billaahi wallaahi taalaahi su fekkee ne yokk naa ci wàññi naa ci. yàlla bu ma am. mais wax ji nii nga wax nii foog naa ne tey nga am opportunité. pour génne lii yëpp dafa lu mu la def da lay soulager wala. dafay soulager dafay wàññi si yow lu bëri wala. am na mooy soulager. waaw gis nga ku ma lay wax Abba Mbaye ba mu ne carrément policier bi da ko bëmax ba mu génnee. boole kaak ASP ba pare ñu déshabillé ko tout nu. ne c'est resté là dem na ba def dérapage bu ndaw dafa ne moom mu ngi doon ñaan bu jëlee pouvoir bi mu fexeel commissaire bi. waaw gars yi na ko ñoom Sall na ko sali te ñoom xam na lu mu wax ne loolu du dëgg du yoon mais bon. même man ni kenn xamul lu ma nar kenn xamul lu ma bëgg mais comme man gëm naa yàlla gis nga li ngay wax ni soulagement benn total mais j'aimerais que justice soit faite sur ce dossier bind nga plainte déedéet aw ma di man je suis mal barré maanaam tey jii sama famille bu waroon taxaw si man amul kenn ba ma leen ko waxee noonu la ci yemee ba mu ñëwee le lendemain ñëw famille bi ñëw ne leen dañ ma tëjoon police billaay dafa mel ne genre dama leen wax ne leen wàcc naa wala je sais pas quoi maanaam lu la wax ne waaw mais dama leen wax ne leen man dinaa fay tôt ou tard Magu Dieng ak Binna mën nañ ma seede Mor Fall sama rakk mën na ma seede mais ñooñu ñëpp je regrette sax de la war gi parce que wax naa ko dund ak nag ñoom di fuur di def ay manigance mais ba léegi ils m'ont pas posé la bonne question. mais fuur bi instant yi dina mën a wàññi comme xam nga lan moo tax ma bàyyi comme jàkkaarloo ngaa man ñëw nga Sénégal soulagé wu nga xam nga lan moo tax ma bàyyi waaw parce que presse dafa ne éthique ak déontologie mënu la may yow war la may sax ngay jël dof man xam naa ko parce que journaliste la waaw j'ai beau essayer gis nga mais su ma toogee dof naa ko mën a canaliser nag de waaw kon nag yéen dof yi waaw léegi kay alhamdulilah alhamdulilah kon nag dugg nga ci nag danga may setal wala nga tilimal waaw léegi alhamdulilah loolu moom yaa ko posé léegi man je te donne la latitude de me dire que je suis zen wala xaw a zen wala zen. non loolu xam ngay bàyyi internet ñuy jugé. non instant yi man du ma la jugé man si waxtaan bi rek laa nekk. waaw mais li ma la bëgg wax ne la. je défie tout le monde. na ñëpp dem poste Thiaroye. waaw si Senelec bi ngeen leen peut-être du leen wax nu mu demee. mais juste li may wax ni am na. maanaam Atta Diallo Cheikh Ahmed Tidiane Diallo major la. waa gendarmerie Samba Diéry Diallo xam nañ ko tàngooram. xam nañ ko. boo demee ne leen waa Gros Bras waa Dakar dem te ñëwuñu woon raxas foofu ba defaraat ko latrit ba mu naaj. yàlla ko confirmer yeneen ni nag détail la parce que déjà man wax nañu ma ko nee naa moom góor pour góor bëgg moom dafa jafe parce que man gisuma lu ma ñëwee góor. jaajëf Serigne Babacar Dieng. waaw ñu ngi lay jaajëf xam naa dañuy def foofu noonu. waaw virgule. waaw après waxtaan bi incha allah rabi dinañu ko continuer waat si jëmmi jamono. waaw mais dama bëggoon. waaw fu daaneel rek. waaw
ku ma bëgg contacter man yoruma numéro service fu may liggéey la. man comme ni ma la ko waxee journaliste la. numéro bu ma yor su ma ko joxee dana beneen numéro parce que ñun liggéey yëpp ñoo bokk même numéro yi ñooy nduroo quoi. et bu ma ko defee damay tooñ parce que laajuma aval parce que loolu c'est d'ordre professionnel pas personnel. li may def nii c'est personnel. donc je me retiens à ça mais ku ma bëgg a contacter na ma contacter sama mail dienserigne@gmail.com wala maa ngi koy ñaan mu ngeen contacter Pape Maguette Ba. mu wax yow kay joxe nga sa Gmail jarutul ñu may contacter. déedéet non maanaam li ma la wax ni à tous les moyens rek dama la bëgg wax ne la pourquoi man sama numéro personnel. war naa ko am. waaw dama lay foofu rek lay daalelee. dama am benn copain bu tudd Bilal. nekk Sandaga. day jaay ay téléphone mais copain keusam laa jox sama téléphone billaahi wallaahi taalaa. sama iPhone laa ko jox ne ko chargel ko ñëwaat mu ne ma réer na. jàppal bàyyi yow koo war a dama lay laaj koo war a yóbbu plainte foo koy yóbbu. police boo meree police fooy demee. xam waaw yow loolu yëpp nga denc na ko nag nga denc ko ay frustration yëpp denc ko tamit boo leen man dof laa boo leen ko considéré comme dof dama leen koy nangul. mais man dama la bëgg wax ne la. danga maa tooñ. ndax ku tooñ nag. leer na sa plainte ñëw na Sénégal. soxla juge maa ngi ñaan. sama question mooy bépp journaliste. bépp gardien bépp sénégalais boo xam ne dund nga injustice nu mu mënti demee dafa war a jeex Sénégal. policiers yi dañoo war a respecter man dama respecté woon policier mais respect boobu du mën a am tant que lii awma ci gain de cause. maanaam lii may wax ni Ablaye Wade jarbaata Ablaye Wade boobu dama ne ko bu fekkee ne jarbaata Ablaye Wade boobu moo nommé commissaire boobu wala ak noo ko mën a user ba mu jël si ma xam ne dootul woo kenn. jërëjëf waaw jërëjëf sëñ Babacar Dieng xam naa dinañ amaat beneen jotaay ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. di jaajëfal Seydina bu nekkoon ci technique bi mbokk yi à vous de juger seetaan leen déglu leen li mu wax injustice bi mu dund